Sénégal àdduna wërngal képp seen émission sortie tey jile soxna Ndeye Fatou Ndiaye di ci dalal Ibnou Taïba Sylla Ibnou Taïba Sylla ku bëggoon a xam ci gàttal yaay kan ana lan ngay tontu. Ibnou Taïba Sylla mi ngi juddoo 1966 ci Koupantoum départ région de Tamba maa ngi yaroo Dakar Sicap def sama étude secondaire yi lycée d'application bu ñuy wax lycée Seydou Nourou Tall après daal di dem Tunisie def sama premier cycle d'ingénieur après daal di dem école polytechnique bu Montréal foofu laa defee sama maîtrise du ñuy wax master en électronique spatiale après daal di fa def benn PhD maanaam doctorat ci microélectronique option télécommunication bon après daal di dem université bu Dallas def foofu benn MBA bu ñuy wax master en administration des affaires option marketing ak leadership stratégique. ci ban jamono nga taxawal sa kuréelu politique sa parti politique. ci wàllu politique nag wax dëgg yàlla ba 2014 la créé parti bi man ak sama yeneen xarit yu nekk ci biir diaspora beeg ñeneen ñu nekk fii Sénégal bon parti bi nag ci njëlbeen ci au début moom dafa doonoon benn groupe de réflexion rek bon ñu dem ba ci biir ñu def ko parti. bon parti bi nag bu ñu ko créé taxaw nañu ci ay élections yi surtout élections locales yi passé am lu tolloog 52 ba 55 conseillers municipaux ak départementaux ci ay Koupantoum ay Yëmbal ay Casamance yooyu yëpp am nañ fa ay conseillers bon ci boobu ba léegi nag ñu ngi yëngu ci biir parti bi. lan moo tax nga taxawal sa kuréelu politique googule. motivé ba ma créé parti bi. mooy xam nga. ñun daanaka moom da nga daan ñëw fii Sénégal nekk fii di gis nit ñi di gis say jarbaat di gis say rakk ak say jigéen ak seen i doom waaye da ngay gis ni seen dund dafa metti lool te wax dëgg yàlla mënoo ku ci nekk di ko jox wala ku ci nekk di ko dimbale nga xam ne lii dafa di li nga xam ni ci biir ci dëkk bi ci gouvernement bi dañ ko war a changer bon dem nañu ko xool daal te ñun ci suñu groupe de réflexion bi ñu ngi doon def ay études yu bëri yi nga xam ni soumettre nañ ko gouvernement yi mais duñ ñu déglu tu vois li ñu bind yëpp duñ ñu déglu bon donc ñu daal ne léegi nag ñun nañu créer parti bi suñu bopp programme yooyu ñu bind jox leen ko ñoom programme yooyu ñun dinañ ko woon askan bi bu ñu askan wi joxee ndombal tànk dinañ leen woon nag rek wax dëgg yàlla dëkk bi naka la ñuy yaakaaree noonu ñun suñu yaakaar naka la dëkk bi war a doxee loolu moo tax ñu créé parti Ibnou Taïba Sylla lan moo di say valeur ñun suñu valeur daanaka éthique la travail ak discipline te daanaka ñett yooyu daal moo ñu yore te yaakaar nañu ñett yooyu tamit moo war a yore bépp réew moo war a yore bépp entité yi nga xam ni bëgg na vraiment réussir ci biir mission say conviction doomu daara laa wax dëgg yàlla foofu laa tàmbali donc sama conviction daal mooy bépp bi nga xam ne doomu daara di war na ko am loolu mooy sama taxawaay. guddi yi la Ibnou Taïba Sylla ana lan moo la gën a metti ci réewum Sénégal. li ma metti ci réew mi mooy askan wi coono bi muy daj wax dëgg yàlla boo duggee biir Bawol nga dugg biir Ñaani nga dugg biir Ndukumaan même chose bi nga fay gis wax dëgg yàlla ne béykat bi sonn nit ñi seen dund bi wax dëgg yàlla yóbbu nañ leen ci xaala bi nga xam ni daal wax dëgg yàlla du xaala bu doomu aadama war a nekk loolu daal wax dëgg yàlla metti na ma loolu. sa plat préféré. waaw man de waaw ku bëgg kaldu laa nag. ban musique nga ëpp looy déglu. waaw musique nag moom li ci bëri moom xam naa ni moom di nga ne sax moom dama xaw a déraciné ci côté boobu waaye moom country music moom laay gën a déglu ci li may déglu bu amee ñaar nag mooy instrumental bi parce que par exemple flûte bi ak kora bi en instrumental kooku moom wax dëgg yàlla période de relaxement moom dinaa ko déglu loolu. ndax di ngay faral di def sport maanaam tàggat sa yaram. waaw daanaka nag doon naa sport mais daanaka léegi moom li ci gën a bëri daal moom jogging rek laay def quotidiennement. Ibnou Taïba Sylla borom benn soxna la wala boromi soxna. waaw daanaka de moom sama diine ma ne ba takk ba ñeent donc moom wax dëgg yàlla côté boobu nag moom bàyyi naa ko noonu rek. kon nag soxna Ndeye Fatou Ndiaye sa gane gi noonu ci biir émission sortie. Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen rajo télévision bu Walfadjri daleen nag jàmm ci seen émission sortie nag comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi di dalal le président Ibnou Taïba Sylla
nekk njiitu parti bi diisoo mouvement pour l'émergence et le développement président ñu nuyu la dalal la. waaw jërëjëf soxna Ndeye Fatou ñu ngi lay remercier bu baax ci invitation bi. di nuyu sa téléspectateur yëpp. ñu am nañ mbégte toog ak koo xam ne macha allah mu ngi représenter Sénégal ca bitim réew ci ay anam yoo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax xam nga rek crack yu mel ni yéen da ngeen def fuite xaw ma fuite des cerveaux lañ koy xaw ma. xam naa nag dëkk bi nag bu neexoon wala bu propisoon du ngeen dem di servir à l'étranger. waaw dëkk bi wax dëgg yàlla fuite des cerveaux moom wax dëgg yàlla du lu ñu gënal sax. waaye nag dafa di li nga xam ne yàlla dogal na ko rek. waaye ba léegi loolu bonit it parce que boo xoolee dëkk yu bëri yi nga xam ni émergé nañu seen cerveau wala seen compétence yi nekk ci bitim réew. ñoo leen dimbali ba ñu yegg fi ñu yegg. donc ba léegi rek ñun nañu jàpp ni loolu it moom ci ndamum Sénégal la rek bu ñu ko am na nu ñu koy utiliser rek. moom dina Sénégal lay njëriñ ci loolu. waaw mais foofa ngeen nekk intégration bi nu mu demee ngeen ñëw rek war leen jiite war a doon ñenn ñi nga xam ne ci kanam la ñuy taxaw. waaw xam nga yomb na wala yombul. yombut vraiment mais xam nga surtout ñun ci côté bi ñu nekk ci dans les pays anglo-saxons. ñoom dañoo am benn principe. mooy ñoom compétence bi la ñuy xool. ak nit ki lan la mën indi. sur la table à la table. waaw bu fekkee nag loom gis nañu ne am nga compétence bi te mën nga position bi fi nekk yow wax dëgg yàlla yore nga li ko war a yore. moom en général dañ la koy jox dañ yow la ñuy jiital. du yomb nag parce que xam nga africain moom yàlla moom moo ñu teg nattu boobu rek. bon fu ñu dem foog nga xaw a prouver sa bopp bu fekkoon nit ñi dañ doon prouver seen bopp benn yoon. yow foog nga prouver ko ñaari yoon wala ñetti yoon. pour ñu mën la jox vraiment pour nga mën a am crédibilité boobu quoi. kon li ñu leen di laaj daal day bëri. day bëri. parce que boo gisee par exemple benn tubaab par exemple bu ñëwee pour ñu jox ko benn dañ koy en général promotion buy am promotion tubaab bi. dañ koy jox promotion sur la base de ses potentiels. bon ban potentialité la yore. bon loolu bu amee potentialité rek ñu jox ko. waaye yow par exemple nit ku ñuul gi. balaa ñu lay jox promotion boobu dañuy xooli foog nga prouver sa bopp d'abord prouver waat ko. ñu doog la jox loolu. surtout que nag jamono yi États-Unis ki leen jiite moom dafa xaw a. waaw loolu moom doy na waar doy na waar ñuul moom ñoru ko moom. waaw kooku Donald Trump kooku daal moom. waaw moom daal dañuy muslu ci moom rek. waaw parce que loolu daal moom moo fa nekk parce que wax dëgg yàlla. waaw Amérique gënoon a neex. gënoon na. parce que moom bi mu ñëw ba léegi am na ay affaires yu bëri yi nga xam ni commencé na génn. par exemple même ci affaire racisme au début États-Unis da nga koy dégg rek. tu vois am na vraiment c'était très difficile nga dund ko mais léegi da nga koy dund ouvertement. bon nit ñi amatuñu rusatuñu pour wone seen racisme quoi comme avant nit ñi même bu ñu raciste sax ko nangu wone. dañ ko doon nëbb. mais léegi moom da leen may doole. may leen fit ba ñu koy. c'est léegi dañ ko démystifier quoi léegi moom fu mu ne nii bon dañu ñëw génne seen racisme sans problème. waaw loolu moom problème la waaye nag yàlla baax na moom dañuy muslu rek. waaw fa la ñuy des muy diaspora bi gis nañu ne diaspora dafay indi. lu bëri surtout ci suñu balance économique bi. mais diaspora est-ce que état gerstu na leen na mu waree. waaw xam nga soxna Ndeye Fatou xam nga loolu dafa di benn question bi nga xam ni. bu am solo la parce que boo xoolee tey ñun Sénégal tey. apport diaspora bi. dem nañu ba ci ay 1000 milliards li ci tegu. par année. waaw mais xam nga. loolu xaalis rek la waaye li nekk ci suuf. potentiel bi ki nga xam ne laalaguñu ko loolu moo ëpp sax 1000 milliards yooyu. maanaam. parce que xam nga tey am na boo dugg ay société bu mag boo laal. ci àddina bi di nga fa fekk benn Sénégalais bu fa nekk ci ay positions yu kawe. te ñooñu wax dëgg yàlla am na nu ñu doon liggéeyee nu ñu leen doon utiliser pour suñu bénéfice au Sénégal ñooñu li ñuy dugal sax en termes de transfert de technologie en termes de transfert d'expertise. loolu mën na jural Sénégal lu ëpp 1000 milliards yooyu. waaw waaye nag lii problème bi mooy nguur gi li ko jëlee ci nguuru Abdou Diouf bu Abdoulaye Wade ñëw ba ci nguuru Macky Sall. ba léegi nu ñuy exploiter. diaspora bi ak potentiel diaspora bi. ba léegi defuñu ko ñoom xaalis bi diaspora bi dugal rek la ñu gis. fekk diaspora bi am na leneen li nga xam ni. war nañ ko mën a def. parce que dama lay jox benn exemple. waaw amul benn dëkk ci àddina. di ko jëlee ci Europe ba États-Unis ba Asie. bi nga xam ni réussir na émerger na te diaspora am dugalu ci loxoom. tu vois européen balaa ñu doon yegg fi ñu yegg tey dañu demoon ci dëkk naar yi bon ci civilisation arabe jël foofu seen affaire yu bëri. affaire yu bëri indi ñëw nañ ci sax Afrique jël fi suñuy richesse. voilà jël fi suñuy nit.
c'est ça. léegi boo xoolee États-Unis pour ñu yegg fi ñu yegg bon ay immigrants yu bëri la ñuy jëlee Europe indi. bon chinois yi ak japonais yi ak malaisiens yi ak coréens ñoom ñëpp États-Unis la seen compétence yi ñu ngi États-Unis ñoom ñoo leen dimbale pour ñu transférer technologie yeeg yooyu pour ñu mën nekk ci domaine de pointe yi. mais ñun africains yi rawatina Sénégal. ba léegi xooluñu loolu. tu vois parce que Sénégal tey su ma ñaata doomu Sénégal moo nekk ci biti. tu vois nekk ci ay domaine de pointe wax dëgg yàlla bëgg a dimbale Sénégal. waaye mënuñu jox ñu leen chance boobu. te loolu nag moom ñun mënuñu ko defal suñu bopp loolu volonté politique la laaj. kooku président Macky Sall ci boppam à son niveau moom moo war a am volonté politique boobu. pour mën organiser transfert de technologie yooyu pour que diaspora bi mën njëriñ Sénégal. mais moom war na leen teg tàgg parce que moom moo fi waxoon sax waxu 15e région ndax gis na ne diaspora dañoo am doole ci réew mi. waaw am naa njott nag ne loolu moom ay waxu campagne la woon rek. 15e région bi moom. waaw kooku daal moom. yaakaar naa ni moom ay waxu. campagne la woon waaw moom daal moom ay dóor marto la. comme ni ko gars yi di waxee ay dóor marto la woon mais kon député diaspora yi moom lan la moom. ah mais yow da ngay xool assemblée bi ci boppam tey. te xam nga tey assemblée diaspora bi du mu mel assemblée nationale ni mu mel tey. donc bon député diaspora yi noonu la ñu mel rek. ci biir moom la ñuy intégré système boobu noonu. système boobu la rek. mais je pense que président Macky Sall wala képp ku fi mën a ñëw tamit. li ñu war a def pour mën njëriñoo diaspora bi. ñoom xam nañ ko dañ ko nanguwul def rek. tu vois bon léegi nag xaw ma lu tax nag defuñu ko. waaye nag kooku yaakaar naa ne bu ñu bëggee Sénégal émerger loolu moo lu ñu ciy génne parce que boo dama lay jox benn exemple bu ndaw. gis li ñuy wax Rwanda. mais Paul Kagame boo xoolee ñi ko entouré yëpp. ak conseillers yu ci bëri am na ñenn ñu ma ci xam. ñoom ñëpp ci diaspora bi lañ jógee. c'est-à-dire diaspora bi day ñëw waxtaan ak moom ne ko idée bii ak bii mais mu nangu. daal di leen jox occasion yi nga xam ne dinañu prouver ne concept yooyu ñu ko woon. ne mën na nekk mais noonu la que Rwanda di demee kanam. kon loolu la appliqué. loolu yëpp idée diaspora bi la. tu vois donc man dama gisul Sénégal tey ressources humaines yu Rwanda am ñu ñoo leen ëppale ressources humaines. tu vois mais pourquoi ñun mënuñu suivre loolu mais c'est-à-dire nit ki foog nga gëm sa diaspora. xam ne sa diaspora moo la mën a génneel ci dara. dama lay woon beneen exemple aussi chinois yi. waaw tey boo xoolee seen compagnie yu bëri. tey ñi ngi tenir tête compagnie américaine yi. lu tax parce que seen diaspora bi nekkoon Amérique. ñu bëri ñoo dellu. ci réew ma waaw dem réew ma léegi ñoom ñoo commencé di liggéey ci compagnie yooyu. commencé di concurrencer compagnie yi nga xam ne ñoom ñi ngi doon liggéey ak ñooñu avant. tu vois loolu moo tax chinois yi tey toll fi ñuy toll. donc diaspora bi Sénégal bu ñu nax suñu bopp bu ñu bëggee tey développement économique bi demee ni mu ko waree il faut que diaspora bi dugal ci loxoom. mais est-ce que du le fait que tam fii lépp luy chantier wala projet étranger lañ ko dénk. waa loolu mi ngi ci. mais yaakaar naa ne loolu aussi li may wax rek décision politique la. tu vois loolu yaakaar naa ne nguur gi moo jël décision boobu. mais xamul ne décision yooyu li muy yàq ci réew mi ak li muy yàq ci économie réew mi ak li muy handicapé économie réew mi moo ëpp. tu vois parce que compagnie yooyu bu ñu ñëwee fii liggéey si li ñuy liggéey seen xaalis bi dañ koy delloo seen réew. tu vois bon am na ay yi nga xam ne fii wax dëgg yàlla ñun ñoo ko war a lijjanti fii am na ay sénégalais am nañu compétence bi parce que da ngay xool sax même Diamniadio boo demee Diamniadio am na ay chantier yu bëri soit ay marocain wala ay turc lañ ko mais alors que privé national bi waroon na mën a lijjanti loolu. tu vois donc mais il faut que li may wax rek foog ñu gëm suñu bopp gëm suñu privé national. gëm suñu diaspora gëm suñu intelligentsia pour mën jox leen pour mën ñu mën ci génn. waaye itam ci beneen wàll diaspora bi dafa am lu ñu gën a incarné muy affaire de moodu. loolu itam bokk na ci li tax xëy na nguur du leen mën a associé ci yenn yi surtout ci au plan intellectuel. waaw mais xam nga diaspora bi dafa am ay niveau yu bëri. bon c'est vrai am na ay moodu. c'est vrai parce que ñun ñëpp ay moodu lañu peut-être que. à des degrés quand même différents. waaw des degrés différents d'accord mais. je pense que image boobu dindeeku na léegi parce que président Macky Sall tukki na conseiller yi ñi ngi tukki ministre yi ñi ngi tukki. gis nañu à l'extérieur nag c'est vrai am na ay moodu yi nga xam ne ñi ngi daan seen doole ci tëli yi ci usines yi ci kii mais am na yeneen façon immigrants yu fa nekk ñi nga xam ni à de haut niveau ñoom aussi ñi ngi daan seen doole ci biir corporation yu mag yi. donc ñoom xam nañu xel tu vois ne. tu vois loolu rek. immigrants yëpp duñu ay moodu. léegi affaire bi daal volonté politique la. moom la tu vois bu ñu ko paree def.
bon diaspora bi dina ànd ak ñoom liggéey ci loolu mais bu ñu ko parewul def nag ñun mënuñu ci dara. mais mbaa du def comme ni fi président Wade defoon dem ci yenn réew ne ñib si leen waaye ba ñëwee de jotuñu ci dara. waaw loolu tamit mi ngi ci de waaw sama gars yi nag moom ñu bëri boo leen waxu ñibbi sax loolu lañ lay wax dañ ne non sa waay am na ñu ko testé woon mais réussi luñ ko de. parce que tem nga dem ba foofu gars yi won na leneen beneen jikko quoi. bien sûr. waaw mais nag kooku mais toujours de dire que ça revient encore à la volonté politique. Est-ce que président vraiment bëgg na apportu diaspora bi ci économie nationale bi waaw wala déet bu ko bëggee rek dina yomb. am na yoon maanaam. waaw kooku moom moo yore parce que affaire bi ci moom la raay bi téenee. waaw donc moom lu mu nanguwul rek moom lu mu mënul def bon booyee boo ñu toog noppalu. donc c'est-à-dire que moom bu paree loolu mu am rek volonté bu ko amee rek kooku dina am. ñu ñëw nag ci sa domaine. wàllu numérique. waaw am na solo de. ci jamono ji ñu toll. waaw daanaka de. waaw foofu la àddina bi dem. surtout loolu économie numérique noo ma koy tekkilee lan lay tekki. xam nga économie numérique. dafa di benn façon économique bi nga xam ni. c'est-à-dire àddina bi léegi dafa commencer di améliorer wu ci procédure yu bëri ba nga xam ni. lépp lu ñuy def tey ordinateur beeg. ak téléphone portable yeeg yooyu yëpp. ak ci loolu lay tourner. lépp liggéey yëpp léegi boo xoolee ci portable lañ koy liggéeyee ci ordinateur lañ koy liggéey. donc économie numérique moom mooy englober loolu yëpp. économie bi nga xam ni technologie bi nga xam ne mooy yore portable yeeg ordinateur yi. ñoo ko yore. tu vois économie boobu la ñuy wax économie numérique économie digitale. tu vois lépp li nga xam ni daal wax dëgg yàlla ci mbirum. ci wàllu machine la voilà ci wàllu machine la. mais est-ce que du remplacer nit kon. bu gënee développé waaw à la longue nag moom dina am. waaw à la longue dina am parce que boo xoolee da ngay gis même ci dëkk tubaab yi. nit ñi dañ ne waaw économie digitale bi bu développé bon dina remplacer dina nit ñi dañu perte seen liggéey wala yooyu. c'est vrai nit ñi dañu perte si yenn façon liggéey mais bu économie digitale bi ñëwee rek. moom tamit day créer yeneen façon liggéey. bon léegi lan mooy am léegi mooy il faut que ñu fexe. formation ñi nga xam ne ñi ngi woon perte nañu seen liggéey ci façon liggéey bi ñu doon def. te machines yi jël nañu liggéey yooyu il faut que ñu former leen pour ñu mën accéder ci yeneen façon liggéey. tu vois bu boobaa bon et puis en général machines yi liggéey façon liggéey bu ñuy créer mooy liggéey bu gën a stable mooy liggéey bu gën a am xaalis. mooy liggéey de beaucoup plus de qualité. tu vois donc il faut que nit ñi état bi préparer surtout jeunesse bi. pour ñu mën accéder ci liggéey yooyu. parce que loolu mooy liggéeyu de suba. waaw mais numérique boobu noonu. Sénégal ak États-Unis gap moom am na. waaw gap bu rëy sax rëy na waa nu mu toll kon. yàlla ak yàlla. kenn mënu ko daw. waaw kooku moom de moom wax dëgg yàlla moom kooku moom dina xaw a doy waar. Sénégal parce que ba nga xool sax même au niveau africain. waaw Sénégal. amoon na temps wax dëgg yàlla amoon nañu jógoon nañu. tu vois mais mën naa wax ne ci at yu mujj yi. xawoon nañu bàyyi suñu loxo tuuti. tu vois parce que boo xoolee maa ngi lire keroog rapport Sénégal 2025 bi. bu ñuy wax ne Sénégal mi ngi jéem a xool contribution numérique bi ci suñu PIB national. de 10% la ñuy mooy suñu objectif. alors que tey boo xoolee moyenne CEDEAO tey ñu ngi ci ay 10 point quelque chose pour cent moyenne CEDEAO. alors que ñun ñi ngi wax ne 2025 la ñuy jéem a dab loolu xam nga loolu. kon ñun tardé nañ même CEDEAO sax ñun dañ ci tardé. ce qui veut dire que li xew mooy président wala nguur gi ñi ko rédiger rapport boobu. wax dëgg yàlla moom xaw ma soit dañu amul woon ay données yu baax. seen hypothèse yu ñu teg moo xaw a doy waar. waaw mais daal loolu wax dëgg yàlla rapport boobu man su ma yeboon ne rapport bi nañ ko jilaat. tojaat ko rek xoolaat ko te utaat rapport bu bees parce que affaire kooku ambition affaire boobu dafa ñàkk ambition lool. te yaakaar naa ni. ci domaine yu bëri noonu lay ñëwee parce que boo xoolee tey ñun il faut que ñu xool ni tey ñun bu ñu concurrence ante biir CEDEAO tey. du ay Mauritanie ak ay Guinée Bissau wala ay Gambie la ñu war a teqal suñu bopp. non parce que nit ki day am ambition tuuti. tu vois donc ñun ki Nigéria ki ni Côte d'Ivoire. ki ni Ghana. ñooñu la ñu war a xool naka la ñuy rawee ñooñu.
waaye doo xool ne non man maa raw Gambie man maa raw Guinée Bissau ba non. kooku maanaam di joŋanteeg petit poussé yi daal. waaw kooku wax dëgg yàlla bon du càggee ne dañ leen xeeb mais yàlla may nañu maqaama bi nga xam ni. wax dëgg yàlla war nañu nekk di joŋanteeg Nigéria ak Ghana ak Côte d'Ivoire. mais est-ce que sañ nañ ko. wala ambition boobu la ñu amul wala fit bi la ñu amul bokk. fit bi la. waaw mais di góor fit non parce que bu fekkee da nga bëgg développement sa réew. mais xam nga sama baay. yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñëw moom ma daan wax mu ne ma nit ki booy tëb. jéemal jàpp ci weer wi. mu ne boo ñàkkee weer bi sax nga jàpp ci xanaa ci biddéew yi. waaw. tu vois bon booy ut lu rëy. mais loolu ci rëy bët la da ngay rëy bët. waaw da ngay rëy bët comme ça boo ko ñàkkee sax da nga jàpp ci lu dëgër. tu vois donc ñun Sénégal tey war nañu nekk ci mbirum développement transformation numérique. war nañu xool ay kàngam yu mel ni ay Nigéria kàngam yu mel ni Kenya kàngam yu mel ni Rwanda. tu vois kàngam yu mel ni Afrique du Sud. tu vois di xëccoog ñoom pour mën position suñu bopp. parce que xam nga luy ñoo am mooy fii léegi boo xoolee économie mondiale bi nu muy demee tey. ñëpp d'accord nañ ne Afrique. fii léegi fukki at ba ñaar fukki at Afrique la foofu la ñëpp di màbb di dem donc compagnie yu nekk Europe ak États-Unis yëpp dañuy bëgg a dugg Afrique. mais bu ñuy dugg si fan nan la ñuy def dañuy xool dëkk yi nga xam ne ñoo gën a développé tuuti ci affaire numérique bi ñu dem toog foofu. comme ça dëkk boobu doon tête de pont foofu la ñuy la seen système yëpp. seen investissement yëpp di nekk. léegi mais yeneen yi day doon ay point de vente rek. bon ñun war nañu fexe biir Afrique occidentale tey. bu fekkee. tubaab yi pare nañu pour ñoo investir wala asiatique yi pare nañu pour ñoo investir biir Afrique ñu choisir Sénégal comme tête de pont. waaw. tu vois te kooku nag moom. balaa muy am bu ñuy dugg Afrique Sénégal la ñuy jaar. dañuy jaar. tu vois man la dernière fois maa ngi jël avion di dem Johannesburg. mais dafa fees dell ak ay américains. di dem Afrique du Sud mais am na ñenn ñu ma si doon waxtaanal mais liñ ma wax ne non parce que affaire biir mi Afrique la donc dañu bëgg a dem xool def prospection. xool affaire bi nu mu mel. tu vois donc ñun war nañu ambition suñ bopp. jël Sénégal tabax ko ba nga xam ni kuy ñëw di bëgg investir Afrique bon Sénégal ngay njëkkee def ko tête de pont su ko defee suñu xale yi mën am liggéey yu am dëgër yu am doole moom ay emploi de qualité parce que man li may bëggal suñu gone yi du nekk fii ñu créer benn projet pour carrelage yoon fii wala ñu créer benn pour ay planter ay non yooyu du loolu laa bëggal suñu gone yi dama bëggal suñu gone ñu am ay liggéey yi nga xam ne liggéey yu dëgër yi nga xam ne dañ ci mën takk jabar am ci seen doom yar si seen doom am tedd ci boo teddal seen i waajur jom mais monsieur Sylla bu ma lay déglu kon dafa mel ni ñun Sénégal monde mu ngi bouger mais ñun dañoo taxaw surtout si suñu sous-région bii waaw xaw na ko niru de du ma wax ni moom ñi ngi taxaw de waaye parce que doo dee nag bon du ma ne lépp négatif déedéet am na ay jéego yi nga xam ne def nañ ko waaye jéego yi dafa doyul rek parce que nit ki bu fekkee yaa ngi xëccu ak keneen moom muy avancé yow ngay avancé waaye moom muy gën a avancé yow seen distance bi di gën a yaatu loolu dafa ragal lu tu vois bien que yow yaa ngi avancé bien que Sénégal mi ngi avancé mais avancement bi moo doyul donc yaakaar naa ni dañu war a gën a ambitieux ci suñu am avancement boobu waaw mais numérique nag boo koy wax fii réseaux sociaux ay WhatsApp Facebook daa mel ni ñun loolu la ñuy doyee numérique waaw xam nga est-ce que du loisir bi moom moo ñu gën a sonal ñun tam loolu loo xam nga loolu lu yéeme la mais yaakaar naa ne loolu ci éducation bi la bi nga xam ne état bi aussi ni mu éduquer nit ñi ak citoyens yi ak sensibilisation yi parce que boo xoolee tey ñu bëri dañ yaakaar ne Facebook la ak WhatsApp la ak yooyu boo envoyante message ak photo yeeg Instagram Twitter voilà alors que yooyu par exemple Facebook c'est un outil de marketing bu puissant man mii ci compagnie bi ma nekk li may utiliser Facebook moom yàlla rek a xam dama ko tout le temps maa ngi ci Facebook di yónnee ay message di yónnee pour sama produit bon boo demee ci yeneen réseaux sociaux parce que dafa am sax benn domaine tey bi nga xam ni compagnie yëpp dañ koy utiliser ñu koy xam ne internet marketing mooy marketing ci à travers l'internet tu vois yooyu yëpp ci réseaux sociaux yi ci la bokk mais dama xool ni Sénégal aspect boobu nit ñi ñu ngi ko xaw nañ ko tuutal tuuti waaye nag am na benn aspect bu encourageant bu ci am parce que léegi da ngay xool jigéen ñi par exemple si seen WhatsApp yi di léeg-léeg ñu wane seen publicité yi seen ay njaay yu ñu yoree ci tu vois loolu tax na aussi dina leen dimbale si seen pour écoulement bi waaw si écoulement bi kooku tamit mais loolu bu leen nguur gi gënoon a mën a sensibiliser gënoon mën a dimbale ci aspect boobu pour nit ñi conscientiser wu ci affaire boobu loolu dina gën a yomb tamit mais Sénégal du ñoo fi lancé woon NEPAD
nekkoon ci vraiment benn bon boo xam ne mënoon nañoo may ñu jiitu ñëpp ci wàllu économie numérique temps wu Maître Wade. waaw xam nga NEPAD du ko kii woon nañ ci naam mi nga am ba léegi sax de. waaye dama bëgg a wax rek mooy dafa am yi nga xam ni peut-être que Maître Wade vision bi mu ci amoon ak temps yi moom ñi mu naataangoom yi tamit ñoom vision bi ñu ci amoon. peut-être ñi leen wuutu fii amuñu vision boobu ci NEPAD. waaye sinon NEPAD outil bu baax la woon pour intégration économique africaine bi. mais bon c'est que nag benn problème bu ñuy am aussi ci NEPAD mooy financement bi. am pays africain parce que mbirum financement dañ ci xaw a limité. donc li ñu ci bëgg yëpp mënuñu ko jàmm mais man li ma doon yaakaar. ne ba léegi mais état bu nekk waroon na teg ay yenn critères. yi nga xam ne mooy tax nga xam ni NEPAD bi aussi intégration bi di gën a yomb parce que. xam nga li may wax tout le temps ci affaire samay xarit panafricanistes yi nee naa leen. balaa ñuy jéem a xool supranationalité nañu xool d'abord nationalité yi. dëkk bu nekk par exemple na tabax. dëkkam ba yegg fi mu war a yegg. comme ça bu boobaa intégration bi dina gën a yomb waaye bu fekkee dañuy tëb rek ne dañuy lëkkaloo te bon tey mënoo teqale Gambie Guinée-Bissau ak Nigéria wala mënoo teqale Guinée-Bissau ak Sénégal. mais bu fekkoon dëkk bu nekk jéem nañ ko yëkkati ba mu yegg ci benn niveau bu raisonnable mu am critère de convergence. bi nga xam ni ñun ñëpp yegg nañu foofu. intégration bi lëkkaloo bi intégration africaine bi na gën a yomb surtout ci wàllu technologie bi. waaye tey moom dina xaw a doy waar lool. mais je pense nag yaakaar naa nag bon leadership bi fu nekk peut-être nañ leen bàyyi. ñoom jox leen bénéfice du doute rek. parce que du leadership bu Sénégal rek. mais ci africain bi ci Afrique ci boppam parce que NEPAD bi ñun ñëpp la. mais wax dëgg yàlla ñu bëri yitteeluwuñu ko. waaw bu dee ci sous-région bi kon nooy accueillir éco bi ñuy bëgg a indi. te ñu bëri nag dañ cee am scepticisme maanaam ñaari xel seen xel def ci tey. waaw éco bi. soxna Ndeye Fatou éco bi daal lu baax la. waaye vraiment bëggoon nañu lu ëpp loolu. maanaam voilà parce que ñun li ñu doon bëgg mooy. une souveraineté pleine. entière yore suñu économie monétaire ñun ñu boppam ñu yoreel ko suñu bopp. parce que tey nit ki sa développement pour mu mën. yegg fi mu war a yegg pour nga mën koo lijjanti ni mu ko war a bëgg a lijjanti foog nga am sa souveraineté financière et monétaire. mais ba éco bi ba léegi maanaam am na ci ay aspect yi nga xam ni par exemple compte d'opération bi jëlee nañ ko Paris indi bon mi ngi léegi dañ koy loger UEMOA waaw loolu am na. mais ba léegi boo xoolee parité fixe bi ak éco bi mi ngi foofu. kooku problème la par exemple pour suñu économie yi. tu vois boo xoolee léegi. amuñu par exemple convertibilité bi. par exemple foog France garantie ñu ci loolu. te loolu aussi moom du wëy ba léegi xaalis bi. France lañ koy imprimer loolu tamit problème la. donc mën naa wax ni wax dëgg yàlla bon le fait que mu ñëw éco bi ñu loger compte d'opération bi nekk UEMOA kooku lu baax la jéego bu baax la mais yaakaar naa li des. ci xare bi moo ëpp li ñu def. surtout que Nigéria am na ay conditions yu mu posé te ñoom lañ gën a yaakaar. voilà donc man yaakaar naa ni d'accord lii du boo xam ne baaxut. waaye yaakaar naa ni li des moo ëpp li ñu def donc pour man ñun ñi nga xam ne ñi ngi doon xeex chaque fois pour CFA bi jóge fii. indi beneen monnaie bu nga xam ne mooy ñuy gën a dimbale. yaakaar naa ne xeex bi moom jeexagul moom la ñu continuer rek di continuer parce que li ci des bëri na ñuy dalal président Ibn Taïba Sylla jiite parti DISO di parti de l'émergence pour le développement n'est-ce pas mouvement de l'émergence pour le développement waaw ñu ñëw nag ci wàllu développement ak agriculture coowal semence yi yaa ngi koy dégg waaw dégg naa ko de waaw loolu moom yow noo ko gisee le fait que ay kilifa di séddoo li nga xam ne béykat bi moo ko yeeyoo waaye du ma wax waar sax waaye bëtum tool la def moom parce que dégg naa sama mbokk Cissé Lo di àllu keroog assemblée nationale moom kay li may wax rek nee naa ni moom li mu wax yëpp dëgg la waaw waaye nag man lenn rek ma si jaaxal mooy lu tax teelu ci koo wax lu tax ba léegi lay doog a xaar ba wax ko bàyyi ba mandat CEDEAO waaw mu doog a di voilà loolu daal moom moo ma si jaaxal waaye li mu wax yëpp lu taxaw la parce que son dafa da ngay xool ni àll bi boo ci duggee ñi war a am jiw duñ ko am ñi war a am semence ñi nga xam ne ñi ngi ci àll bi di béy bés bu nekk duñu leen amuñu léeg-léeg man mii sama bopp am na ñu bëri man maa leen jox maa leen may xaalis pour ñu dem jëndi jiw ay béykat
te ay béy yàlla xam na ne ay kàngam lañu dañuy béy wax dëgg yàlla ay jàmbaar kon lañu. xanaa amoo quota am na di. déet waay ko kay moom xam nga affaire bi fu mu ne nii. man léegi damay laaj sama quota de ministère de l'agriculture comme loolu am na fi. non les affaire bi kumba am ndey kumba amul ndey la. doy na waar de. noonu la parce que ñooñu nekk ci àll bi am na ñu bëri ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ay béykat lañu waaye mënuñu fexe ba am même ñaari saaku sax gerte bu ñuy jiw am mënuñu xam. léegi mu am yu toog fële nga leen di jox ay 4000 tonnes ak 1000 tonnes ak yu yaakaar naa ne loolu te amuñu sax jardin bay am tool. ni ko Cissé Lo waxee. bon toog café de Rome. tu vois ku di def ay transaction foofu. kooku wax dëgg yàlla nguur gi war na xoolaat loolu. parce que bu fekkee waa àll bi ñoo leen tax a jóg. vraiment transparence la ñu bëgg ci mbir mi. quota yi man bëgg naa xam quota yi nañu publier ñan ñoo am quota ak ñan ñoo amul quota ci yan critère lañ leen ko joxee. bon ñu xam wax dëgg yàlla affaire bi nu mu demee. parce que toog fii ay 4000 tonnes yu may dégg ak ay 1000 tonnes yu may dégg. waaw kooku ëpp na dayoo. man xaw ma ne yooyu am na fi ndekete. non mais waaw léegi mais naka ngeen bëggee émergence am ci loolu. parce que béykat bi ci àll bi dafa sonn. wallaay waaw léegi nag ngeen ñëw bëgg ne léegi béykat yi du ñu nangu jaay seen gerte. nguur gi chinois yi lañ koy jaay mais yow man bi may soxla jiw indiloo ma jiw bi may soxla engrais joxoo ma engrais maa ko dama wala sama am di jàmm yeeg sama xarit yi wala sama mbokk yi ñu dimbali ma ji ba ma am li may am nga ne ma naa la ko jaay léegi ma neexee laa ko jaay waaw loolu de moom leer na loolu nañu waxante dëgg mais xam nga ci mbirum agriculture bi ci boppam man yaakaar naa ni war nañu xoolaat leneen encore li nga xam ne moo gën a ëpp importance mooy mbirum ndox mi parce que boo xoolee tey agriculture Sénégal soxna Ndeye Fatou ñi ngi ko teg ci ñetti weer nawet mooy nawet te kooku loolu mënees naa yore réew tu vois tey niveau développement bi ñu bëgg niveau émergence bi ñu bëgg war nañu mën am ndox à tout moment man li may proposer mooy ni ñu jéem a créer ay zone yi nga xam ni par exemple boo jëlee fleuve Sénégal ñi ngi yore fleuve Sénégal ndox bu dul jeex foofu mën nañu utiliser génie civil armée bi wala gouvernement mën na ko financer benn programme parce que ni ñu financer TER bi mën nañu financer loolu tamit mën nañu créer ñetti canaux benn bi di ñëw ba digg Bawol benn bi di ñëw ba digg Saloum benn bi di ñëw ba digg Niani canaux yooyu en période de crue et de décrue ndox mi dafay jaar di ñëw ba ci ko zone yooyu su ko defee tu as un delta du canal bi nga xam ne nit ñi dañ fa mën béy à tout moment tu vois muy noor muy nawet dinañ fa mën béy tu vois loolu su ko defee loolu dina tax béykat yi mën tu vois génn ci ndóol bi parce que dañu waxante dëgg boo yeggee par exemple yenn weer yi boo ci yeggee ci biir Bawol wala nga yegg ci biir Niani da ngay yërëm sax béykat yi parce que ñetti weer tu vois toog ñetti weer ngay liggéey ci at bi li ci des nga toog croiser les bras xanaa nga dem di dawali sareet wala def yenn liggéey ci dëkk di xar ay matt ak yooyu pour ñëw jaay bon yooyu wax dëgg yàlla suñu population war na leen may niveau de vie bu gën loolu te loolu naka lañ ko mënee def mooy teg ay projets yi nga xam ne yu structurant xaalis bi ñu def ci TER bi par exemple waroon nañ ko mën jël gas ci ay canaux yi nga xam ne dina indi ndox bi ba digg Bawol wala digg Saloum ak digg Niani su ko defee béykat yi mën am ak napp ak sàmmkat yi tamit mën am fu ñuy kiwee seen wartee mën a génn ñu dañuy des ci gox yeeg goxaan yi sànq yi nee nga seen parti bi am na ay conseillers ci dëkk yeeg dëkkaat yi mais acte 3 de la décentralisation nan nga ma koy càmbaralee acte 3 de la décentralisation de man bu yóbbeewu mën naa wax ni acte 3 de la décentralisation échec la parce que xam lu tax ma ne échec la parce que boo demee tey ci àll bi da ngay gis ni communes yu bëri tey ci fi ñu toll tey ak fi ñu tolloon fi ñu nekkoon juróomi at ci ginnaaw moo gënoon sax fi ñu toll tey kon dañoo dellu ginnaaw parce que boo ñëwee créer ay communes yi nga xam ni amuñu benn revenu amuñu benn moyen bi nga leen di financer lu dul fonds de dotation yi ak fonds de concours yi te yooyu sax moom léeg-léeg bu ñëwee maire yi dañ koy jaawale ko seen i poste bon léegi mais population naka lañ ciy génne tu vois donc acte 3 décentralisation boobu moom waroon nañu xool d'abord lan mooy gestion collectivité locale yi ni ñu koy organiser d'abord balaa ñuy jëm di dugal acte boobu
wax dëgg yàlla ba yaakaar naa ni. acte trois de la décentralisation tey bu ñu waxee. maa ngi koy wax keroog sama benn xarit bu nekk ci benn parti d'opposition fii. ma ne ko gis nga élection locale yi li ñu repoussé. waaw man loolu pour man loolu c'est pas du loolu mooy sujet bi. sujet bi tey mooy collectivité locale yi. li ñu leen di gérer nañu dimbale d'abord ñu réorganiser loolu. ba nga xam ni suñu population mën nañu dund ci collectivité locale yooyu. bu ñu réorganiser gestion collectivité locale yi bu boobaa mën nañ ñëw ci ay élection locale parce que tey en tant que tel ni fi mbir mi toll. boo naree indi def élection locale da ngay changer nit rek indi beneen yóbbu benn nit indi beneen nit. te même problème bi. mais acte trois bi du président moo ne woon ngëneel la si ñun. waaw xam naa ni loolu lañ ko wax waaye de man li ma gis ci àll bi ak lii samay morom yu bëri gis ci àll bi. wax dëgg yàlla moom du loolu de. parce que am na ay département boo duggee ci ay département Goudiri fële. wala nga dugg ci ay département Koupentoum sax ci biir di nga gis ay communes yu sonn. wax dëgg yàlla waaw dañ leen def commune mais accompagnement amu ci. waaw mais loolu ana njëriñ bi. bon titre maire tu vois léegi. da ngay ñëw xaalis fonds de dotation ñëw fonds de concours yi ñëw. du bëri sax loolu maire wala si génnee lu mu ciy génnee bon moo tax da ngay gis ay communes yu vraiment yu yéeme. yoo xam ne daal ci tur la rek. waaw ci tur la rek daal. waaw man daal yaakaar naa ni daal. balaa ñuy wax dara nañu réorganiser waat gestion collectivité locale. mais comme ñoom waxtaanee wuñ loolu mais ñoom. fi ne lii seen problème mooy report ak ay caution ak conditions organiser élection locale. c'est vrai xam nga loolu tamit moo tax opposition bi foofu tamit xaw naa ci kii tuuti. waaw nee naa leen parce que ba am na ñu bëri ñu ma ci waxtaan ci opposition man ne leen. balaa ñuy dem ci ay report ak ay caution yu demee noonu mais acte trois bi ak élection yi bu amee tey. lan mooy changer ci vie paysan bi wala ci vie population bi. parce que dafa mel ni da ngay yóbbu Massamba indi Mademba. waaw bu fekkee Massamba ak Mademba ñoo yem jikko nag. bu boobaa moom dara changé wu mais man li may yaakaar li ñu war a def tey mooy na ñuy jël gestion collectivité locale ne maire bi lii mooy prérogative am nii la affaire di organiser nii lay demee. xaalis bi fii lañ koy jëlee lii lañ leen di jox. ñu lépp leer nañ su ko defee ñu doog a organiser élection locale. waaye tey bu ñu organiser élection locale moom ñàkk organiser élection sax mooy gën. kon de yow yaa ngi leen di orienter seen feuille de route parce que ñoom waxtaanee wu lu ni mel daa mel ni loolu ñoru leen. waaw mais bu leen bon daanaka maanaam cin bee leen intéressé mais li ci biir cin bi moom li jënteeguñu ko nañ am cin bi gàddu ko daw. waaw ko loolu da xam nga kooku loolu du wéy parce que ñun bu fekkee parce que man li may wax mooy. waaw ñun askan wi moo ñu fi toogal parce que ñun ñëpp mënoon nañu dund te laaluñu politique bi. waaye boo gisee ngay dugg ci politique bi ab jaabu yàlla la rek. bi nga xam ne yaakaar nga ni boo duggee ci biir politique bi liggéeyal askan wi. ba liggéey yenn coono yi. teggeeku ci askan wi moom bu dul dara sax di nga ci am ngëneelu yàlla di nga ci am ngërëmal yàlla. tu vois donc loolu bu fekkee tax na laa jóg man ay cin bi intéressé wu ma li ci cin bi moo ma intéressé. léegi population bi bu ñu leen yekkalee bu ñu toog est-ce que bu ñu lekkee dina doon li nga xam ne dinañ ko lekk. mu res ak jàmm du ñu ci feebar du ñu ci am indigestion. waaw loolu moom moo ma tax a jóg. waaye mais gaa ñu bëri nag bon muy opposition muy. gouvernement bi confondu ñoom ba léegi ñoom ñi ngi xool daal forme bi rek. waaw moo tax nag bu ma la déggee nga ne yow ci centre bi nga bëgg a nekk. parce que ñu bëri dañoo bëgg a bàyyi classe politique bi ndax façon bi gis nañ ne dañu ne pouvoir ak opposition bonnet blanc bonnet la ñoom ñëpp mburu ko fariñ la ba sax am ñenn ñoo xam ne ay activistes la ñoom ñoo taxaw jàkkaarloog classe politique bi. waa xam nga soxna Ndeye Fatou xam nga nañu wax de dëgg xam nga classe politique bi. daanaka sax maanaam li ñuy yàq bëri na lool. depuis indépendance ak léegi mais yaakaar naa ne classe politique bi aussi. wax dëgg yàlla dimbale na Sénégal ba nga xam ne am na yenn gilaawaale yu bëri yu am ci yeneen dëkk yi. yeggul ci ñun. kooku quand même faut donner à la classe politique sénégalaise une certaine benn reconnaissance benn vraiment dimbali nañu ba nga xam ni am na yenn. maanaam daal ñoom fexe nañ ba dëkk bi tàkkul. pour yow ba dëkk bi tàkkul. mais nag li ñuy yàq kooku politiquement lay wax mais boo xoolee économiquement parlant nag. ça a été un échec. tu vois boo activistes yi ku ci nekk dafa am yoon ku ci nekk dafa am sa prérogative. yaakaar naa classe politique bi mënuñu ko dindi foofu waaye léegi li ñu war a def kay mooy l'émergence d'un nouveau type
de politiciens au Sénégal. Un politicien bi nga xam ne politiciens yi nga xam ni askan wi moo leen tax a jóg. waaw bi nga xam ne ñoom seen poste taxu leen jóg. loolu la ñu war a fexe fu mu ne nii. waaye parce que société civile mënul jël place su classe politique. activistes yi mënuñu jël place su politique. politicien day doon politicien nga ñeme ne politique. politique dañ ko def métier xam nga yow am nga li ngay sa métier peut-être booy def politique jàppale askan wi mais bëri woo ci morom ñu bëri nag politique mooy métier ci la ñuy xëy gontu ci di ci fayeeku weer. waaw loolu moom am loolu moom am na daanaka parce que moom man léeg-léeg damay wax ma ne politique. c'est l'industrie bi nga xam ni mooy gën a marché Sénégal fu mu ne te industrie bi nga xam ne du créer richesse moom da koy détruire rek. waaw parce que xaalis bu fa dugg rek boobu day. consommation la jeex na amul création. donc mais léegi je pense que loolu yëpp ci population bi. ak leadership bi parce que man wax dëgg. bi Wade gagné par exemple en 2000. vraiment dama kontaanoon parce que dama ne woon au moins dinañ am ki nga xam ne dina ñëw. dina jeter base. développement bu bees. tu vois daal di arranger schéma kii politique bi schéma politique yi ni mu ko taxaw ni mu koy arranger schéma économique bi. su ko defee léegi yëpp dinañ mën tegu yoon. mais sama déception ci Maître Wade foofu la gën a bëri. parce que loolu yaakaaroon naa ko ci moom. bon Macky ñëw ma yaakaaroon foofu tamit yaakaaroon fa dara mais foofu tamit gisuma tamit jéego yooyu tamit jëlul jéego yooyu. parce que tey il faut que mu am ku am benn président wala benn njiit buy ñëw taxaw ne voilà dëkk bi fu mu ne récréation bi foog mu jeex. tu vois il faut que ñu organiser classe politique bi fii ngeen di yem. activiste yi fii ngeen di yem société civile lii mooy seen rôle. te classe politique bi aussi dinañ leen saytu ba nga xam ni li ngeen boo leen bàyyee yoon li war ci yéen dinañ ko def. loolu nag moo fi jafe nag. waaw mais nag. fii daar lakk doom dóor doom moo fi am. moo fa am de. waaye mais xeex la rek dinañ fa mës a yegg. mais daal le fait que idée bi ngi ñuy wax ne bon activistes yi remplacer classe politique bi kooku yaakaar naa bu ñu ko defee rek anarchie lay créé. moo fi am de instant bi. xanaa gisoo ñoom Guy Marius Sagna ak ñoom Babacar Diop docteur Babacar Diop ñi demoon wutali palais ba. waaw daanaka loolu. te lii leen taxoon jóg mooy yokkute njëgu courant. waaw xam nga loolu parce que opposition bi joué wul rôle am. voilà xam nga parce que bu opposition joué wul rôle am rek. foog mu am ay yeneen force yuy ñëw pour suppléer. waaw te bu boobu loolu nag du doon jàmmi réew mi nag tout le temps. parce que xam nga activiste baax na ci réew dafa am place am ci structure bi. tu vois mais dafa am fu mu war a yem. classe politique bi aussi dafa am fu mu war a yem. mais léegi nag bu fekkee ñoom léegi. classe politique bi deful li mu war a def bon yeneen force yi ñooy ñëw jël place am te bu boobaa nag moom dina xaw de waatal. waaw ci contexte boobu. ñu ubbi ci li nga xam ne mooy dialogue national di installer comité de pilotage bi boobu dialogue am nga ci yaakaar. xam nga sans des fatou xam nga. man yaakaar naa ni dialogue national bi. en toute sincérité man dama gisul njëriñam. waaw. parce que lu tax ma ne gisuma njëriñam parce que fii lañ fi amoon assise nationale. waaw te assise nationale vraiment conclusion assise nationale ñun ñëpp d'accord nañ ne. bu ñu ko implanté woon bu ñu ko jëfe woon. yaakaar naa ni avancée démocratique moo fa nekk bu dul jeex pour Sénégal. te am na ay problèmes yu bëri tey mi ngi am yooyu duñu ko am. te yaakaar naa ñi fi nekk tey surtout ñi nekk ci nguur gi tey ñoom ñëpp d'accord nañ ne dinañu taxawal assise nationale yi. loolu defuñu ko. te loolu conclusion yaa ngi fi ba léegi ci tiroir bi. xanaa yëgoo bon CNRI bi nga xam ne professeur Amadou Makhtar Mbow moo ko jiite woon. waaw mais liggéey nañ fi def ay concertation nationale. voilà donc man loolu moo ma ne loolu moo tax ma ne. loolu yëpp mi ngi tegu fii. mais lu tax ñuy demaat di créer waat beneen dialogue national. di dépenser ay xaalis ay milliards foofu encore ci loolu. mais nañu waxante dëgg. affaire bi di wutal siège ak ay membres ak yooyu. gis nga yore réew. naxante yorewu ko. tu vois da ngeen di waxante dëgg. tu vois. affaire bi ñun ñëpp xam ni Sénégal moo ñu ñor ñu dem ci loolu. parce que président bu fekkee concertation la bëgg. parce que dans toute démocratie boo dégg président am na droit wala am na sañ-sañ woo opposition bi ku ko ci neex mais kaay dama bëgg waa loo xalaat ci lii lan mooy sa xalaat ci lii lan mooy sa xalaat ci lii. te du doon bruit du doon dara. waaw mën na woo Abdoulaye Wade tey mën na woo Idrissa Seck tey mën na woo Ousmane Sonko tey. woo ko ci biir convoqué ko palais ne dama bëgg ñu waxtaan ci problème bi. lu ci sa xalaat
parce que concertation entre opposition ak pouvoir c'est quelque chose bi nga xam ne mu dafa war a am ci biir démocratie. loolu civilisation yi ñoo ko moom dëkk yu civilisé ñun moomuñu ko daa mel ni. tollaguñu foofu naam disque civilisé nañu de waaye peut-être que dañ ko bare dañ ko war a jëfandikoo dañ ko bañ a kii rek utiliser rek waaye mais xam nga loolu. non États-Unis bi nga nekk la loolu foofu rek la am amul fii. parce que waxtaan yooyu yu civilisé yooyu amul fii. non xam nga soxna Ndeye Fatou xam bu fekkee ñun ñëpp réew mi moo ñu ñor. donc war nañu mën toog ci diggante ay mag waxtaan ci benn problème ba tënk ko am ci benn solution bu baax. déet fii dañuy boo nekkee opposition da nga naan du ma leen wan yoon bi parce que su ma leen ko wanee buñ ci toogee man du ma mës a falu. waaw boobu moo fi am di. waaye xam nga il faut que ñu xam dara ñëpp mënuñu doon président. non non waaw. ñëpp mënuñu doon président assemblée nationale. waaye lu am solo mooy yow sa idée bi nga bëgg ñu doxal ko ba est-ce que dinañ ko doxal boo leen ko joxee ñu doxal ko. waaw loolu tam am man nga bu ma ci tudd sax. ñoom moom dañuy ñëkk pour opposition wax leen def leen ñu def. waaw ndax dañuy jàpp ne loolu ñàkk vision la ci seen bopp. waaw mais xam nga li ñu xamul mooy xel mu baax fépp la nekk. waaw puso la de. ñëpp mën nañ ko for. tu vois man tey mën ma réfléchir ci benn domaine bi nga xam ni président moo ci réfléchir. wala président réfléchir ci benn domaine man mosuma ci réfléchir. léegi bon bu ñu defee concertation man ma jox ko benn idée mu dem implanter ko kooku si doomu Sénégal rek a si njëriñu. waaw. tu vois man bu yeboo sax bu ma ciy tudd. moo tax rapport boobu faute yi nga ciy gis ak yooyu wax leen ko ngir yàlla parce que bu ñu demee di ko woon waa CEDEAO ñun day métti si ñun gàcce googu parce que les présidents yéen dañuy reetaan bay dugg ci suufu table yi kon. mais xam nga loolu dafa am parce que loolu lu am la sax. parce que da ngay xool par exemple damay jël affaire économie numérique bi par exemple. waaw mais gars yi jiite par exemple ci biir CEDEAO. ñi jiite économie numérique yëpp ñum ci bëri xam naa leen. bon ñoom ñu bëri ay kàngam lañu ci seen domaine économie numérique. mais ñun boo xoolee ñiy jiite économie numérique ci suñu côté. ñooñu am nañu xam-xam ci yeneen domaine waaye loolu du seen domaine. maanaam dañ koo jox ñeneen ñu ci wàllu yaan si. c'est ça lépp ndax politique rek. voilà kii par exemple kii yore tey économie numérique am na jàng na. am na xam-xam. mais est-ce que loolu domaine am la. mais loolu du domaine am. donc xam nga tey man boo ma jëloon tey. nga ne waaw demal gérer affaire eaux et forêts yu fële man da may sonal rek sonal Sénégal. ndaxte du sama domaine. waaw. tu vois donc nit ki foog nga xool aussi. li nga xam ni boo ko joxee. dina mën def avancement man li may wax tout le temps ma ne man sama déception. ci Macky Sall. sama déception ci Macky Sall mooy ci deuxième mandat bi nii. parce que premier mandat bi peut-être mënoon nga joxe bénéfice du doute. mais yaakaaroon naa ne deuxième mandat bi bu ñu ko joxee deuxième mandat dinay jël ay hommes de dossier domaine bu nekk mu teg ki nga xam ni moo maîtriser na dossier boobu. mu jox ko dossier bi bu gérer dossier bi. waaye mais dañu gis ne bon lii newoon fii rek ci premier mandat bi loolu la continuer waat. ba nga xam ni domaine da ngay gis kii ñi nga xam ni du seen domaine xamuñu sax lu ci riir mu ñëw jox leen domaine boobu su ko defee ñu toog du ñu liggéey du ñu def dara yeneen dëkk yi di ñu raw. man loolu foofu mooy tàngal sama xol. xanaa déet kon kay sa xol dina doon gën a tàng biñ ko falee mu toog xanaa weer presque balaa moo def liste gouvernement ma foog ne fa mu tëju moom bu fa génnee rek. c'est ça. waaye ba mu génnee man sax damaa réer. non mais loolu moo. loolu ba ñuy def nomination yi ñu ci bëri dama doon tapé Google pour xam ñii ñooy ñan. ñii ñooy ñan. tu vois mais kooku nañu wax dañu wax dëgg. xam nga parce que man loolu sama déception yi yëpp ci moom foofu la. parce que yaakaaroon naa ne deuxième mandat bi. bon dina fexe jël dossier mu confier leen ñi nga xam ne xam nañu dossier maîtriser nañ ko seen domaine la. seen domaine la. bon da ngay xool aussi am na beneen affaire. waaye kon daf fiy dindi ministère quota yi. waaw mais xam nga am na ci yoo xam ne sañu ko laal sañu ko kii. waaw mais moom kay day laaj tur rek ñu jox ko mu placé fa. kooku nag moo warut am loolu moo warut am nguur da nga koy yore ki nga xam ne yow dëkk bi Sénégal dañu la fal pour nga dimbale leen pour améliorer seen qualité de vie. bu fekkee léegi ñoom seen qualité de vie dafa dépendre ci gars yi nga xam ne kenn xamu leen. tu vois ñooñu nga koy jox te ñooñu xamuñu seen dossier yooyu. kooku wax dëgg yàlla da nga leen di sonal rek. lor leen. tu vois mais loolu le président war a comprendre man par exemple maa ngi wax ni par exemple bi mu éliminé poste premier ministre bi. waaw man je me suis dit que man depuis 2012 ba demee ci sama page Facebook Ajal. damay wax tout le temps ne dama doon wax ne pour rôle premier ministre dañ ko fa war a dindi.
kooku depuis temps Ablaye Wade la bi fa Souleymane Ndéné Ndiaye nekkee. ndax lan. non parce que moom dama xamul ni parce que gisuma woon njëriñu Souleymane Ndéné Ndiaye ci attelage gouvernemental gisuma woon njëriñu gisuma woon njëriñ. est-ce que du moom moo yàqoon sa xel rek ba nga découragé ci poste premier ministre. poste premier ministre bon dama yaakaaroon ni président war na mën am emprise directe. ci ministre am yi ak ci les grands projets du pays. tu vois te du jaar ci premier ministre bi. mais xam loolu nag condition bi ci lenn la. mooy condition bi ministre bu nekk bi mu fay teg. mu doon ki nga xam ni comprendre na dossier am maîtriser na dossier am. nga xam ni fu ko président yónni ci àddina bi. mën na dem défendre dossier boobu ni mu ko waree ci intérêt Sénégal. mais loolu nag laa gisul ci gouvernement Macky Sall bi. tu vois parce que dañuy yore ay dossiers yi nga xam ni nekk foofu te ñi koy gérer xamuñu sax dossier lu xamuñ ci ani bee. bon yooyu mënoo leen téye yóbbu leen par exemple pour ñu défendre dossiers yi devant ci ay institutions yu rëy. parce que xamuñu tenant ak aboutissant yi. boobaa lépp lu ñu leen signé loo rek ñu signé ko rek avance yaakaar na ñoo rey gaynde gi. loolu moom tubaab bi yàgg nañ ñu ko jëwee naan suñu autorités yi bu ñu demee ñu dalal leen ci hôtel yu bakkane bu ñëwee nag lu ñu leen jox ñu signé. xam nga soxna si xam nga loolu problème bu rëy la. parce que tey affaire yi man li may wax tout le temps mooy ñun suñu maam yi li ñu nangu woon suñu bàyyi nanguwuñu ko. suñu bàyyi li ñu nangu woon ñun it waruñu ko nangu. tu vois ñun it lu ñu nangu woon suñu doom yi bu ñu ko nangu c'est-à-dire il faut que affaire yi évolue tuuti. mais bu fekkee par exemple en 1970 ni gars yi ñu doon signé contrat yi ba léegi noonu la ñuy signé contrat yi kooku xaw na doy waar. te surtout que tey am nañu ay kàngam am na ay doomu Sénégal yi nga xam ne jàng nañu comprendre nañu dossiers yi. mais jox leen ñu étudier dossiers yi wax leen lii intérêt Sénégal mi ngi ci wala intérêt Sénégal nekku ci. bu ci intérêt Sénégal nekkul ñu ne leen di nga ne leen non kii du ma ko signé. bu ci intérêt Sénégal nekkee ñu signé ko parce que aussi li may wax tout le temps mooy bu ñu ragal nit ñi ñëw am fi xaalis déedéet. parce que France yi bu ñu ñëwee investir fii. bon dañ ñoom tamit foog ñu am seen xaalis. loolu la leen tax a jóg sax ñoom. waaw ñëw nekkuñu ay bàyyi defal yàlla. ñu ñëw fii voilà kooku amul benn problème parce que boo ñëwee sama dëkk boo ñuy business. yow tamit di nga ci am sa wàll man ma am ci sama wàll. mais li may bañ mooy nga ñëw dicté ma li nga xam ne man du ma ci am dara yow yaa ci am lépp. mais nag président xanaa kon. yow da ngaa réere mbir plan Sénégal émergent bi nga xam ne dañoo fay benn cabinet mu proposé ñu ko kon kay na la leer ni lu fi mënti amit fee lay jógee ñëw daanu fii rek. waaw plan Sénégal émergent man de dénoncé naa ko sonn te maa ngi koy continuer di dénoncer. waaw tu vois wax dëgg yàlla parce que plan bi niñ ko concevoir woon. wax dëgg yàlla fay ci 2 milliards et quelques. waaw te pourtant fii am na ay cadres yu nekk ministère de l' économie et des finances te dañ leen di fay par weer. te voilà c'est ça mën a xalaat ci suñu économie xanaa. gisa xaalis boobu yëpp ñu dépense foofu. li ñu waroon def rek mooy quelques millions li ñu waroon jël rek jënd ay logiciel de simulation jox ñooñu nekk Cheikh Anta Diop wala Université Gaston Berger ñooñu mën lañ leen defaral plan bu gën a local te bu gën a méngoo ak suñu réalité tu vois mais loolu moom man xaw ma lañ ciy dugal waaye wax dëgg yàlla moom yéeme na daal waaw te yaakaar naa ni bon il faut que gars yi xoolaat seen bopp daal parce que yoon bi ñu nekk nii bu fekkee ci nii la ñu bëggee Sénégal pour mu émerger wu dañuy nax suñu bopp tu vois loolu daal moom wax dëgg yàlla foog ñu xool mais parti diisoo moom ñoom ñooy ñan ak fan lañ nekk maa ngi leen di wër te gisaguma leen xanaa président bi laa toogal nii muy Ibnou Taïba Sylla mais à part moom parti diisoo nag wax dëgg yàlla da nga bëri nañ peut-être que dañuy liggéeyee ci suuf rek peut-être que mën naa wax ni médias yi en certain moment dañu xaw a tegoon affaire apparition médiatique yi moom liggéey ci terrain bi parce que parti bi dafa composé wu ay benn composante bu nekk ci diaspora bi ak benn composante bu nekk fii bon en général li ñuy jéem a def mooy créer benn synergie entre diaspora bi ak élément endogène yi comme ça ñu mën am benn projet de société bu gën a jaar yoon tu vois bu ñu defee par exemple élection locale yi 2014 yi wax dëgg yàlla tu vois am nañ fa ay conseils yu bëri tu vois bon même au niveau de Koupantoum par exemple ñun on était deuxième excuse-moi bon ñi ngi waroon a dem nañu ba cour d'appel parce que bon maire bi dafa y a eu des transferts de voix yi nga xam ne jëlee nañu ay département Kaffrine ak département Kaolack ay voix loolu moom bëri na ci élection Sénégal voilà du lu bees voilà lu voté bon loolu la ñu ñëw indi fële Koupantoum de telle sorte que ñoom bi loolu amee ils nous ont devancé de 200 voix bon après dem nañu cour d'appel bon cour d'appel neen naam sax dëgg la bon y a eu des transferts de voix que c'était la cour suprême qui était habilitée
annuler les votes. loolu dans moom cette comme da ngaa wàcc terrain politique bi. teel ko tàmm ci élection fii ci Sénégal. waaw loolu de moom naxari woon na ma nag parce que xalaatu mu woon sax ne réalité yooyu. am na fi de am na fi mais c'était vraiment lu mais nag bon léegi habitué bu nañ ci. xam nañ ni muy demee. xam ngeen. waaw donc ñi ngi ci bon suñu responsable yaa ngi ci terrain bi suñu militant yaa ngi ci terrain bi. te yaakaar naa ne élection législative yi passé aussi participer nañ ci. bon peut-être que coalition yi ñoo demul woon c'était pas le bon choix de coalition. Mais bon kii daal moom alhamdulilah parti bi ni muy progresser. ñun kontaan nañ ci daal. mais est-ce que dina yomb yow miy liggéey États-Unis war a mun a gérer parti bi fii. waaw xam nga kooku du doon sax problème parce que moom c'est vrai que maa ngi liggéey États-Unis presque ba ñetti weer yu nekk maa ngi fii. bon mais aussi am na ay responsables locaux. yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi. bon ak ñenn ñi nga xam ne ñi ngi ci ñoo nekk Dakar. bon am na benn directoire bu nekk ci diaspora bi. tu vois mais li ci bëree bon parti bi affaire bi doole bi yëpp ci biir Sénégal la nekkoon. lan moo tax nga choisir camp opposition lu tax demoo ci Mayombe bokk Benno Bokk Yaakaar. non bàyyil noonu. ndax lan. non bàyyil noonu. parce que xam parce que bokkul gëm-gëm bi dañu bokkul gëm-gëm. tu vois parce que dañu bokkul gëm-gëm te vraiment day yomb loolu quoi. tu vois parce que c'est vrai jaaroon na foofu parce que man li ma tax a jóg. li may bëgg dénoncer mënuma ko dénoncer su ma nekkee ci biir Benno Bokk Yaakaar. tu vois parce que li may wax tout le temps mooy man poste taxu maa jóg. dund taxu maa jóg mais liggéeyal askan wi moo ma tax a jóg ak dimbale askan wi. donc loolu te su ma nekkoon tey yow gis nga ni bi gars yi ñi nekk APR bi gars yi ŋaaŋee rek gars yi ne leen won leen bunt bi. waaw mut maa mot. waaw xam nga kooku su ma fa nekkoon du baax. tu vois donc looloo tax daal parce que je suis vraiment baax naa fi ma nekk. président bu concertation amee man ci benn sujet bu taxaw. bon dinaa wax ak président wax ko lii la ñu war a def lii la ñu war a def. bu ko jëlee bu ko jàppee xayroon bu ko jàppul xayroon. mais man def naa sama devoir citoyen quoi. maanaam daal sa liberté moom moo la ñor. waaw sama liberté daal moom mënuma ko perte daal. tu vois. ñu di la bàyyi nga tàggatoo suñu auditeurs yi téléspectateurs yi. waaw vraiment jërëjëf waaye soxna Ndeye Fatou vraiment maa ngi lay gërëm de sant ci invitation bi. di ne askan wi daal. daanaka daal loolu mooy suñu gëm-gëm ci biir diisoo. te ñun li ñu bëgg mooy vraiment Sénégal politiciens Sénégal yi xam léegi ne wax dëgg yàlla yàgg nañu fi nga xam ni. léegi nañu bàyyi di wax askan wi li nga xam ni du loolu. nañu taxaw waxanteeg askan wi dëgg ne ko lii moo mën a am lii mënta am. askan wi soo ko waxee dëgg mu xam ni kii wax na ma dëgg sa crédibilité di nga ko gën denc te bu boobaa ëllëg tamit duñ la ci mere. waaye boo nekkee di wax askan wi lépp lu mu bëgg dëgg rek. te yow nga xam ni xel li loolu du dëgg kooku wax dëgg yàlla kooku du wéy. ñaareel bi mooy lépp lu ñu war a def tey ñun en tant que politicien wala en tant que parti politique il faut que askan wi doon finalité bi. il faut que ñun lépp suñu action yëpp nañ ko jublu ci woyofal dund sénégalais yi. waaye sénégalais sonn nañu. béykat yi sonn nañu nappkat yi sonn nañu. sàmmkat yi sonn nañu wax dëgg yàlla il faut que nguur gi yërëm leen. il faut que ñu xool vraiment nu ñuy mënee dimbale ñooñu ci àll bi ba nga xam ni daal wax dëgg yàlla seen dund dina yomb. te man daal lu foofu laay tàggatoo daal. ne wax dëgg yàlla na Macky Sall daal noo xool daal nu muy dimbalee askan wi sonn na. rawatina bañ yokkee courant bi xam naa ne de bi mooy suñu dernière émission wu sortie ci 2019. ñu jox xam naa rendez-vous téléspectateurs yi 2020. waaye xam naa ne yow président Ibn Taïb Silla daaw ci heure bi président ba muy def discours bu waxoon sénégalais yi ne courant dina yokk avant fin 2019 kon tey toog pale ba di fa recevoir comité national du dialogue voilà muy premier point boo xam ne indi na discorde sa diggante population bi mais aussi na libérer notre homme de l'année Guy Marius Sagna moom lañ def suñu homme de l'année te dañu bëgg a passer réveillon ak moom dañ ko bàyyi mu ñibbi këram moom n'est-ce pas. waaw wax dëgg yàlla dañ ko bàyyi mu dem fekki njabootam. ñu lay jaajëfal bu baax président Ibn Taïb Silla jiite parti Disso mouvement pour l'émergence et le développement doonoon suñu gan ci sortie ñu jaajëfal ñi ñu doon bunge ci émission bi auditeurs yi ak téléspectateurs yi duñu fàtte sama xalifa El Hadj Saliou Bey oustaz Assane Diouf di leen di dig daje beneen rendez-vous ci beneen émission sortie incha allah ci 2020.